téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii tey jii ñu am mbégte dalal Daouda Fall nekk jàmbaar ñoom jàmbaar nañuy woowee seen bopp loolu sax daan ci ñëw ci kanam tuuti mu nekk membre fondateur du nouveau parti bi nga xamante ni docteur Abdourahmane Diouf suba incha allah si samedi kii la koy xamle ak askan bi la koy lancé mu nekk occasion bi nga xamante ni dina si tamit publier livre bi nga xamante ni moom la télé Sénégal démocratie bi lu yëpp dañ ko yaatal ci bile émission su weesoo loolu Daouda Fall nekk na gestionnaire de la logistique de formation agent administratif ca hôpital pour enfants de Diamniadio moo nekk tey suñ gan si émission Kennu Askan Wi d'abord dañ koy tàmbali ak tamit lépp li nga xamante ni moo soxal parti bi nga xamante ni suba Abdourahmane Diouf moo koy lancé ngeen fas yéene ko suivre en direct et en intégralité fii si groupe E-Media Invest rawatina si ITV Daouda Fall maa lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. maa ngi lay fay El Malick di sant bu baax ci woo bi ma woo fii. oui damay tàmbalee rek di nuyoo. di nuyu kilifa yi nga xam ne ci ñoom laa bawoo muy ku ñuy wax sëñ Cheikh Ndigal Fall di sama wasila. mu jox ma ñaan ma ñëw. di ci teg nag sëñ Mountakha di ñaan mu yàgg fi loolu te wër di ñaan nag bépp mboolem kilifa diine bu nekk ci biir Sénégal fii yàlla may leen ñu ànd ak wér te li ñu mbébét ci njabootu Sénégal ak askan wi yëpp yàlla defal leen ko. ma tàmbalee foofu di xaar nga. très bien alors suba incha allah si samedi bi docteur Abdourahmane Diouf nekkoon ci parti Rewmi après mu génn fa di lancer partem parti bi nga xamante ni contexte bi nga koy lancé mooy élection locale yi nga xamante ni 23 janvier atum 2022 naka noonu tamit ñu ngi xaaral ni élection présidentielle yi incha allah ci weeru février atum 2024 alors seen parti yi ngeen am ay axe programmatique lépp jëm ci wàllum projet jàmbaar jàmbaare alors d'abord dam koy tàmbali ak lu tax jàmbaar ndax dañ seetlu ni yeneen parti yi da ngay dégg ay camarades ñoom seen ak yooyu mais yéen jàmbaar ngeen di utiliser jàmbaare lan moo tax loolu Daouda Fall. waaw loolu dama lay santaar bu baax ci li nga ma ko laaj. ndax xam naa ni tàmbalee foofu moom moo gën. ndaxte da nga présenté ne jàmbaar Daouda Fall. ñu ànd ak jàmbaar Abdourahmane Diouf ak yeneen jàmbaar yi. jàmbaar nag buñ nee jàmbaar boo duggoon fépp ci biir Sénégal boo nee jàmbaar xam nañ lan mooy jàmbaar. boo nee camarade amaan nga xam ko ma xam ko. waaye ci biir Sénégal am na ñu xamul luy camarade. kon jàpp nga ne yow jàmbaar jëpp nga xam Sénégal. jàmbaar foo dem ne jàmbaar. nañ xam lan mooy jàmbaar. léegi nag duñ ne jàmbaar yam ci waaye jàmbaar dafa am lu muy àndal. très bien daa am ay valeurs yu jàmbaar àndal ay jikko. bu ñuy wax ñun jàmbaar buñ ne la jàmbaar rek. nga sa xel dem ci jikko yi nga xam ne moom nga war a amee. pour nekk jàmbaar. loolu moom moo tax ñu tànnal suñu bopp ne jàmbaar au lieu de camarade wala frère. ba nga xam ne ñenn ñi xam nañ ñenn xamuñu ko waaye itam li nga xam ne moom la ay valeurs tënk ci biir jàmbaar. alors mais soo leen defee allusion ci ay valeurs. ñi nga xamante ni moo war a nekk. si jàmbaar ko nga xamante ni moom yéen jàpp ngeen ni jàmbaar la dafa war a am yenn valeurs yi. loolu soo leen ko waxee lan ngeen bëgg wax exactement Daouda Fall. waaw li ñu bëgg a wax moom mooy. ñun ñi ci askan wi lañ bokk ñëpp ci askan wi lañ bokk waaye ñun ku ci nekk si ñun am na loo xam ne lañ la mooñee ci sa kër say waajur mooñee la ko ci mbaax mooñee la ko ci ngor nga am ngor ba pare am nekk koo xam da ngay am fit bi nag ci dëgg nga koy jëmale si dëgg waaw fitu dëgg am ngor yooyu nag bokk na ci yi nga xam ne moom la ñuy ëmb ci biir jàmbaar léegi bu ñu waxee ki nga xam ne moom a bokk ci suñu parti bi ne ko jàmbaar automatiquement moom day xam ne ñi ngi yee ci moom ngor ñi ngi yee ci moom fitu tege ci dëgg ak wax dëgg ak jubal loolu nag moom bu ñu koy wax ñëpp ay jàmbaar lañ Sénégal ñëpp ay jàmbaar lañ ñu nekk ci ñun ak ñu nekk ci ñeneen ñëpp waaye ñun dañoo préféré tuddee suñu bopp jàmbaar ngir fàttali konte nañu ay nit ñu gore lañ ñoo xam ne dañoo am fit ci dëgg alors profilu jàmbaar yi lan exactement Daouda Fall ndax su ne ay jàmbaar ñu ni jàmbaar yi docteur Abdourahmane Diouf nañ àndal te yéen aussi ngeen ni jàmbaar numéro 1 docteur Abdourahmane Diouf la alors profil yi lan yan profil ñoo ànd ak docteur Abdourahmane Diouf waaw profil yi ànd ak docteur Abdourahmane Diouf dama koy tàmbalee ci man waaye si yow waaw man bu ma waxee man damay wax jàmbaar yëpp donc man li may wax saa su nekk mooy ñun nekkuñu ci ñi naan askan wi moo ñu yónnee ñun askan wi yónnee wuñu nekkuñu ñu naan askan wi ñu wax loo askan wi wax loo ñu ñun askan wi lañ yéen askan wi ngeen askan wi mooy wax nii fi ne askan bi mooy wax ndax man kon yéen rupture daal total ngeen bëgg ki doon yeble di yónnee léeg-léeg mu yónni koo xam ne dina jub wala mu jubadi
bu ko yónnee li mu ko def loolu du ko def moom dafa war a jógal boppam waxal boppam jëfal boppam ñun li tax ñu ma ne profil ma tam ci man mooy dama am fu ma bawoo jógee ci àll bi dëkku àll yi samay waajur jógee fa ma ñëw fii ci Ndakaaru ñu ñëw fii Ndakaaru man ma juddoo Ndakaaru bépp condition bu ñu lay ñi nga xam ñoo jiite askan wi di wax maanaam politique ñi naan ñoom ñooy def politique lépp loo xam ne ñi ngi koy wax ne askan wi moo leen ko wax loo ñun loolu dañ koo dund ñun tey ji bu ñu nee la askan wi am na ñoo xam ne ni bu ñu añee duñu reer dañ koo dund maanaam ñun dañoo dund loolu ñun dañoo dund xëy 4 heures du matin suñu waajur yeeñu nañu jàppal ma paanu jën ma jàppal ko paanu jën 4 heures du matin ñu jël super car rapide dem ba fee ci marché bi ñu naan marché poisson bi Pikine mu jënd fa ay jën yenn ko dugg biir Pikine ne ay wa jën ba 10 heures jot la mu fa jaayee mu jox ma ko ma daal di dem suñu kër jox sama mag bu jigéen ne ko demal taal mu taal gën sama yaay wàcc ñu añ kon yow personnellement dund nga ko personnellement te si biir jàmbaar yi am na ñeneen ñu dund lu ñu mel bu ma fi doon wax tey jii li nga xam ne moom laa naan askan wi ñun ñooy askan wi dina jël partie émission bi ba mu jeex waaye li nga xam moom la askan wi dund ñu dund ko xam ko dañoo am suñu biir ñoo xam ne ay handicap ñi nga xam ñi ànd ak ay handicap dañ cee am suñu biir ñoo xam ci askan wi la ñu bokk lépp loo xam ne politicien dina taxaw ne handicap yi ñoo ma yónni handicap bu ko mën a waxal boppam am nañ ko ci suñu biir mu nekk jàmbaar ju jóg fas yéene la mu doon yónnee mu jóg doxal ko boppam profil yeneen yi mooy ku mel ni jàmbaar Abdourahmane Diouf mu nekk doomu daara jógee fi ñu jàngal ko ci école Sénégal yi mu jógee fi dem université jàng am xam-xam ba mu demee nag gën réew mi Afrique la doon taxawal ndaxte 2009 la njëkk a bind téere boo xam ne nii da koo jagleel Afrique le droit à la différence mu ni Afrique ndax moom amul sañ-sañu wuute ak ñeneen ñi di ci défendre Afrique ba tubaab yi am na luñ ko ci jàpp loo xam ne loolu dinañ ci ñëw profil yooyu mooy doomu Sénégal bu Sénégal fayal mu jàngee ci daara Sénégal yi am xam-xamu Sénégal am valeur Sénégal génn ci biti liggéeyal waa biti liggéeyal Afrique dil soit nag ci réew na lépp lu ma capitaliser ci xam-xam ci expérience ci alal dama koy ñëwaat bokk waa Sénégal jëm kanam. très bien xeetu profil yooyu yëpp ñu ngi ci biir jàmbaar yi. am na solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi. ñu ngi dalal Daouda Fall nekk jàmbaar membre fondateur du nouveau parti bi nga xamante ni docteur Abdourahmane Diouf suba incha allah si samedi bi le 30 octobre la koy lancé nekk tamit gestionnaire de la logistique de formation. et agent administratif ca hôpital d'enfants bi nga xamante ni moo nekk ca Diamniadio alors Daouda Fall gis nañ ki nga xamante ni mooy docteur Abdourahmane Diouf ci lu nga xamante ni soxal nag ay axe yi nga xamante ni moom mooy axe yi nga xamante ni moo soxal wàllu programme am si projet jàmbaar bokk na si wàllu koom ndax moom lépp lu jëm ci wàllum patriotisme économique nekk na li nga xamante ni soxal na ko moo fàttali suñu mbokku téléspectateurs yi que ni docteur Abdourahmane Diouf bokkoon na ci club des investisseurs du Sénégal mi nga xamante ni ay opérateurs économiques ak ay investisseurs ñoo si nekkoon après ba mu fa defee ab diir après mu tekki nomba tànkam génn fa alors ci seen axe bokk na ci comme ni ma ko waxee léegi Daouda Fall patriotisme économique lu tax docteur Abdourahmane Diouf aspect boobu mu soxla ko trop lépp lu jëm ci wàllum koom naka noonu lu ñuy wax li nga xamante ni moom moo di lépp lu jëm ci wàllum patriotisme économique. waaw patriotisme comme ni ñu koy waxee rek ci olof gars yi di wax naan maa réew mooy patriote maa réewum koom mooy patriotisme économique daf ñu soxal ndaxte li ñu soxla mooy dañoo seetlu ni ñu ko jàmbaar Abdourahmane di waxee saa su nekk moom yàlla dogal na ko moom expérience ci wàllu lépp lu jëm ci wàllu koom. ci biir àdduna bi effectivement ci biir Afrique. fii ci biir Sénégal. club boobu nga xam foofu la nekkoon loolu rek la ñuy lijjanti. léegi nag loolu daf ko permettre mu xam seetlu biir Sénégal loolu ñëpp seetlu nañ ko ne Sénégal dafa am ay angle mort yi mooy lan. mooy ne suñu koom buñ koy prévoir si ni ñu tëggee suñu réew. dafa am ñu formel ñu ko jagleel te ñëpp xam nañ ne suñu vécu ak suñu réalité. Sénégalais bi ci boppam moom entrepreneur la ba mu nekkee xale ba muy nekk mag tey jii ñi nga ko comme ñu ci bëri taxawal bërëbu liggéeyukaay yu rëy ñu ci bëri jaaruñu ci secteur formel bi
tey jii bu ñu doon xool dañuy gis ne 70% daanaka ci secteur informel bi la nekk mu nekk ñoo xam ne ñoom ñoo jóg di tolaan ba taxawal li ñu xam moom mooy économie bu am doole ci biir Sénégal te jëluñu leen en compte mu ne tey jii moom xeetu économie bi muy xeet taxawal doxalin bi nga xam moom la ñëw doxalin muy patrimoine économique bi dafa ne lépp loo xam ne nag doon nañ ko xalaat wala ñu koy lijjanti ci wàllu koom di ko jagleel ñi jógee bitim réew di ñëw di leen ko jox wala ñoo xam ne dañ ko tënk ñi jógee bitim réew di ñëw saa yi suñu ñëwee dañuy xam ne ci secteur formel bi la ñuy dugg ndekete ñi nga xam ne doxal Sénégal nekkuñ ci secteur formel bi kon booy taxawal say politique da nga war a fexe ba jiital ñi nga xam ne ñoo yor sa koom dëgg te lépp lu ñu liggéey mu des fii ci biir Sénégal loolu la ñuy wax patriotisme économique mooy maa réewum koom mooy maa réewum koom loolu bokk na ci seen programme bokk na suñu te léegi nga tuddee mooy maa réewu koom maa réewum koom bu ma ko waxee damay xam ne ki nekk biir Bawol xam na li may wax ndax patriotisme moom mooy maa réew patriotisme mooy maa réew patriotisme mooy maa réew ba maa réewe alors Daouda am na benn aspect bi nga xamante ni yéen soxal na leen su weesoo patriotisme économique mooy lépp lu jëm ci wàllum solidarité sociale bokkoo loolu tamit da ngeen jàpp ni dafa manqué si réew mi moo tax ngeen si insister wala waaw solidarité sociale mooy li ma lay wax sax ñu dañu ñëw xam da nga tàmbalee foofu boo tàmbalee woon ci institution yi dañuy wàcc waaw institution yi daan si ñëw ci kanam dañuy ñëw ñu gis ne Sénégal niñ ko tënkee méngoowul ak suñu vécu déedéet maanaam institution yi nekk ci biir Sénégal yépp buñ koy xool lu néew moo ci méngoo ak réalité bi am ci suuf ñu koy dund ñun askan wi solidarité sociale damay jël benn exemple rek solidarité sociale après dañ koy li tax ñu bëgg ko teg wutal ko keno mu bokk ci keno réew mi ndaxte lépp luñ comme kenn askan wi dina bu ñëwee di nga kontaan solidarité sociale mooy suñu réalité bi ñu ciy dund ñun xam ko nga xam ne jànguñu ko defuñu ko fenn am na si ñaar exemple yu may joxe souvent oui allez-y ci askan wi laa bokk damay askan mooy wax très bien man bi may nekk xale sama waajur nga xam ne dafa teel a liggéeyam dafa teel a am sooxee mu am feebar ñu liquider fi mu doon liggéeyee dund nañ situation yoo xam ne bu tabaski jotee du ñu am xar bu ñu rey ñu nekk ay xale di ko dund ci biir kër gi mais gis nañ ne tabaski bu jotee bu heure julli jotee ba li ñu am ñun ñu sol ko dem julli ba ñëw ñun toog suñu kër fu ne ndawal dina fa jóge ñëw ci biir kër gi ba ñun dinañ dem ba ëppale ñi nga xam ne ñoom ñoo rey xar loolu fi mu doon jógee mooy solidarité sociale bi may wax ne ñun loolu suñu dund la suñu dundin leneen li mooy dama koy wax di ko nettali souvent sama benn maam Roxee Njaay la tudd Tuubaa la nekkoon mooy waajur suñu seen digal bi ma njëkkee xam lan mooy solidarité sociale ci moom laa xamee danaan bàyyi ba heure añ jot bi ma ko njëkkee def dafa jël soo comme soo peinture yi nga xam dafa am couvercle dafa ma ko jox ne ma yóbbul ko sa maam diw mu jigéen ma dem fekk sa maam diw mu ne ma ne boo demee bala nga kaa jox sa maam na nga bàyyi ba mu dugg ci néeg bi ba ma ñëwee ne salaamaaleykum maam diw mu ne ma maa ngi nii mu ne ma exil ci biir ma dugg ci biir jox ko siyoo bi mu tijji siyoo bi yëkkati serviette bi nekkoon ci biir siyoo bi ma gis ne bool moo nekk ci biir siyoo bi mu génne bool ubbi ko ci laay door di xam ne xéwal maanaam lekk moo nekk ci biir bool buñ duy ba defar ba mu baax mu delloo ma siyoo bi vide ne ma joxal sa maam ne ko yóbbante bi egsi na ma daal di dellu mu ne ma joxoo ma ne ko waaw bi ma xalaatee nag laa xam ne ndekete sama maam moom moo daan añal sama benn maam boobu moom nga xam ne ci la ma daan yónni loolu mooy suñu jikko ñun loolu mooy suñu ar loolu mooy solidarité sociale bi nga xam ne individuellement ñun ñëpp ku ci nekk dund nga ko waaye léegi tax solidarité sociale boobu noonu ñu taxawal suñuy institution te mënuñu koo wutal kenn ñu teg keno ba pare teg solidarité sociale boobu ba nga xam ne dootul daanu loolu daf leen jaaxal loolu daf ñu jaaxal bañ ne bu ñu ñëwee ñun soo leen ñëwee ci suñuy institution yi dinañu ci teg solidarité sociale wutal ko keno mu taxaw ba am doole nga xam ne ni ko jàmbaar ab pilier daal kenn pilier mi mooy pilier oui ni ko pilier bi mooy institution yi nga xam ne moom moo nekk ci réew mi dañ cee war a dugal suñu réalité ndax solidarité sociale boobu ñuy dund ñun ñii di ko dund ci suuf askan ko dund dañ ko war a def loi boo xam ne ñi am bëgg nañoo jàppale ñi amul de bëgg nañoo def ni sama maam di def de xamuñu nu ñuy jàpp def ko bu ñu ko defee yoon def ko loi ñi am
dinañ jël ci li ñu yor di jox ñi nga xam ñoo ñàkk fépp fu Sénégal nekk di jot koom bi nga xam mooy rot fii ci biir Sénégal. très bien alors soo leen waxee solidarité sociale mën nañu wax tamit équité sociale. jamono ji Sénégal am na ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale. alors équité sociale et territoriale solidarité sociale. yéen ngeen ni soo leen ñëwee tamit danañ koy fexe ba mu am loi lépp. kon équité sociale bi nga xamante ni ñi nekk ci nguur gi ñoom ñu ngi koy woote yéen jàppoo da nga jàpp sur le terrain loolu amul. moom laay waxaat ñun askan wi yónnee ñu askan wi lañ. très bien dafa am ñoo xam ne askan wi daf leen a yónni. neen dem leen ngeen toogal ma wala ngeen waxal ma nangam ak nangam. waaye bu ñu ñëwee lu ci bëri dañ fi fekk ay loi yoo xam jéemuñu koo soppi loi yooyu moo leen di tënk ba. léeg-léeg ñu doxali moo xam sax nit ñi ŋàññi leen. nit ñi dañoo soppeeku fekk soppeekuwuñu. dañoo gëm loi te ba ñëwee ci biir loi mayu leen ñu def lañ bëggoon mayu leen ñu def lañ doon dig askan wi. ñun ñu ne bu ñu ñëwee la doon teree nit ñi def li leen askan wi yebal yónni leen. ñun loolu la ñuy soppi mooy loi yi ñu tënk ba tax mënuñoo doxal solidarité sociale bi nga xam moom la ñu dund. alors loolu bokk na si li nga xamante ni moom moo leen déranger si suñu institution yi. su weesoo loolu fonctionnement wu exécutif bi ak fonctionnement wu législatif bi naka noonu ak suñu institution bi nga xamante ne mooy institution judiciaire ñetti pànkaas yooyu la yéen si seen gis-gis yan rëq-rëq ak yan manquement moo si am ba nga xamante ni saa su nekk ngeen jàpp ni suñu institution yi nu mu war a doxee nu mu war a tëddee demee lu ni mel Daouda Fall. institution yi dafa am solo offre bi nga xam moom lañ ciy indi. moom la ñuy wax moo lëmbee dëkk bi ñëpp di wax muy démocratie de concordance. ñu bëri comprendre ko. te Abdourahmane Diouf justement sax livre boobu la ko jagleel te suba incha allah si samedi bi mu fas yéene nekk xamal askanu Sénégal. bu subaa du ñu dugg ci livre bi bu subaa moom dina présenter livre bi. wax lan moo ci nekk ci biir. waaye pour wax ci démocratie de concordance nga xam ne. mooy contraire démocratie de concurrence bi fi nekk. démocratie de concurrence la ñuy dund. démocratie de concordance yéen ngeen di woote mais jamono ji Daouda Fall da ngeen jàpp ni démocratie de concurrence moo am si réew mi lu tax moo fi nekk nañ ko xool tey jii ba ñu amee indépendance rek teg si ñaari at ñu gënoon yaakaar suñu réew Mamadou Dia ak Senghor dañoo am féewlu lan la jur perte loo na Sénégal ay valeurs sûres ay nit ñoo xam ne mënoon nañ teg Sénégal ci yoonu njub teg Sénégal ci maanaam dëggal teg Sénégal ci naataange waaye xiiroo yooyu amoon ci diggante nit ñooñu moom moo tax ba tey ji ñu perte loolu li ma la wax nii perte nañ nit ñoo xam mënoon nañu jëriñ bu baax a baax. léegi xeetu démocratie te loolu ñaari at rek bi ñu amee indépendance ba léegi. waaye bi ñu amee indépendance ba léegi ni nga xam ne moom la ñu tëggee suñu réew muy régime présidentiel bi fi nekk nga xam ne président bi fi nekk nit ku baax lay doon. ñëpp xam ko ndax nit ñi xam nañ Macky Sall xam nañ ay waajuram. nit ku baax la ay waajuram nekk nit ku baax nit ñu baax. ñi mu àndal bëri na ci nit ñu baax lan mooy problème bi mooy dañoo dem fekk mbubb moo xam ne nii da leen a ëpp ñu sol ko. ah bon bu leen ëpp ñu sol ko. lu tax dañ ne taw 5e république bi nga xam ne moom lañ hérité ci France. dañ ko daggaloon général de Gaulle. oui ba mu ñëwee bëgg a defaraat France nga xam ne moom soldat la woon dafa ne da ngeen may jox pouvoir yi ma soxla yépp ma defar France. ñu votel ko jox ko mbubb solol ko mbubb moo xam day buum di bumi ñu hérité la même chose indi ko fii transposé ko ci Sénégal boobu xam nga ne ñun Sénégal am nañ suñu démocratie bopp boo xam yàgg Sénégal dëkk la boo xam yàgg nañu voté am nañu ay valeurs yu sûres yoo xam mun nañ ci tegee taxawal république sénégalaise. te ngeen foog ngeen jëmee askan bi yéen. foofu lañ jëm. démocratie de concurrence benn exemple la ci. léegi foofu la moo leeral ko démocratie de concurrence bi mooy démocratie pencoo. démocratie moom ñëpp ñoo koy woowee démocratie grec beeg anglais beeg français beeg sénégalais. donc démocratie pencoo la. pencoo soo ko waxee la nga bëgg wax dialogue. pencoo mooy. oui. ñi am xam-xam am yéene bu rafet am ngor pour taxawal Sénégal ñëpp mën a nekk ci cadre boo xam ñoom ñëpp dañuy toog liggéeyal Sénégal te du am xiiroo du am ŋaayoo. lan moo di événement yi am yëpp Sénégal ba nit ñu bëri làqu ci dee ci. concurrence moo ko indi. concurrence. ki nga xam dafa bëgg a jóg liggéeyal Sénégal ak ki nga xam dafa nekk ne day liggéeyal Sénégal. mais ñoom nan lañ mën a dem ba bañante wala ñu dem ba mel ni Inde dafa nekk seen diggante ba kii di njort ne ki keneen ki dafa bëgg a jël bakkanam kee di jàpp ne man bu ma fi jógee sama njaboot du ñu nekkati ci jàmm. ilaa yawmi din loolu mooy concurrence te loolu warul nekk loolu
ñun ñëpp dañoo jóg pour liggéeyal Sénégal. kon façon bu ñuy politiquer Sénégal doxul rafetul. très bien loolu régime bi ñu nekk moom moo ko waral. alors léegi suñu ñëwee si institution yi ba tey suñu jëlee li nga xamante ni moom moo di pouvoir législatif bi naka noonu assemblée nationale ak li nga xamante ni moom moo di coow yu fa fay faral am diggante pouvoir ak opposition naka noonu muy majorité li nga xamante ni mooy groupe parlementaire coalition Benno Bokk Yaakaar ak groupe parlementaire li nga xamante ni mooy liberté démocratie ñoom non inscrit ak ñoom seen alors ñu gis ni ay yenn dossiers su amee si nga xamante ni moom mooy soxol ki nekk si opposition bi mbir bi dañ koy baral mu gaaw su ne ko nga xamante ni moom moo nekk ci pouvoir bi comme par exemple mbirum trafic présumé de passeport diplomatique nga xamante ni am na ñaari député yi nga xamante ni ñu leen si topp te tey jii rek ñu leen doon auditionné tey si suba ci assemblée nationale alors da nga jàpp ni foofu tamit ay rëq-rëq dafa bëri ay manquement ay dysfonctionnement yéen loolu ngeen jàpp yéen waa Jamra dañ ko jàpp maanaam yemuñu si jàpp gi ñëpp xam nañ ko loolu. ñëpp xam nañ ko ci passage bay profito. Soda Marème Ndiaye nga xam ne jàmbaar la. nekk député bu nekk ndaw ci seen biir. mag ñi si jàmbaar la bokk. ci bokk jàmbaar la. ci nekkin ci jikko. ci doxalin waaye wàllu seegul ci langu jàmbaar yi. wàllu seegul. wàllu seegul waaye ñu ngi koy. ko yéenee xaar ñu bëri ñu wàll si. ndaxte képp koo xam ne dañ la woo ci ngor. woo la ci sa jikko yi nga moom. bu ñu la woowee jàmbaar rek yow mi mën a ko jàmbaar bisimilah rek da ngay ñëw parce que yow jàmbaar nga. jàmbaar nga soxla mu may wax leneen képp koo xam ne woo nañ la ci li nga xam ne moom la ñuy wax. te ngay gis ko palpé ko nga gis ne lii ñuy wax dëgg la ndax ñu li ñuy wax ni ay maanaam ñun jàpp nañ ne ay nitu dëgg lañ bokk. jàpp nañ ne duñu rom nañ foofu daal foo xam ne dañuy wax pour nit ñi di apprécier li ñuy wax te waxuñu dëgg. moo tax ma la ñun askan wi yónniwuñu ñun li ñuy wax lépp moom mooy li ñuy dund. am na solo. assemblée nationale boobu ngay wax. oui. am na ay nit yu jàmbaar yu fa nekk yu jëm xeex waaye dañoo nekk ay minorité ñu ngi doxal seen ngor di wax seen dëgg foofu nag li ma ci interpellé mooy ndaw ñi lay wax saa su nekk. boo nekkee ndaw nit woo la leader woo la ku mel ni jàmbaar Abdourahmane wala leader bu mu munti doon ànd leen ànd nawle Abdourahmane topp ñu ci ginnaawam de jàmbaar Abdourahmane waaye dañoo ànd nii ñu am fu ñu bëgg a jëmale Sénégal kanam lim ñu woo ci jikko ju baax bu ñu demee ba gis ne jikko ji mu baax dafa doon ootal dafa doon woote pour nit ñi ñëw waaye jikko ji nekkul ci moom am nañ fulaay delluñu ci jikko ji ñu xamoon. très bien ndax loolu la nit ñi léegi di jëfandikoo di teg ay jikko yoo xam nit ñi dañ ciy yaakaar bu ñu nee ba ci biir ba roofoo ak ñoom gis ne jikko yi dañ ko defoon pour woo nit ñi. am na solo alors su weesoo pouvoir exécutif ak pouvoir législatif nañu dem Daouda Fall ci pouvoir judiciaire gis nañ boobu tamit coow li bëri na ak yéen dossier nga xamante ni dafa soxal wàllum yoon naka noonu conseil supérieur de la magistrature te ñi ci réew mi président Macky Sall nekk ci bopp bi ministre de la justice garde des sceaux maître Malick Sall topp si ñu gis ni conseil supérieur de la magistrature dañ ko convoqué te loolu tamit mën na indi ay gàllankoor ci fonctionnement justice la preuve aussi bokk na si mooy poste doyen des juges du premier cabinet te doyen ki nga xamante ni mooy Samba Sall nekkoon fa di ko ñaanal yàlla yërëm ko xaare ko àjjana ba mu fi jógee ba léegi nga xaara ni Sénégal mu am doyen des juges du premier cabinet ba léegi mbir mi dara sotti loolu aussi dafay wane ni su weesoo pouvoir exécutif bi ñu doon wax léegi ak pouvoir législatif pouvoir judiciaire bi tamit luñ ci war a wax dafa bari. pouvoir judiciaire bi maanaam problème tant que amuñu fit duñ ko réglé mooy li ma lay wax sax dinañ am fit mais dinañ am volonté bi tamit. volonté bi lan. président bi nga xam moom moo fi nekk muy président Macky Sall. ba muy laata muy ñëw. bokkoon na ci ñi nga xam ne promettre woon nañu ne moom dina teqale pouvoir judiciaire pouvoir exécutif. léegi loolu tant que amul situation yi ñu dund dañ koy dund maanaam tant que demuñu ba nga xam ne dañoo teqale complètement pouvoir judiciaire bi ak exécutif bi. saa su luñ fi mënti tegaat ci même situation yi la ñuy dundaat dañuy gis ñoo xam ne nii. comme ñoom ki ñu àndal mën naa wax machine judiciaire bi gaaw wala mu yéex dina pousser ay nit ñu def loo xam ne waruñu ko def. bu ko defee ñu yaakaar ci seen wéeruwaay ñi nga xam tam ñoo nekk ci pouvoir judiciaire bi. ay nit ñu gore la. am na fa ay nit ñu gore foo dem rek am na fa nit ñu gore. am na fa nit ñoo xam ne waaye nit ñi nga xam ne dañ faa nekk tamit am ay parparloo yoo xam dafa parce que parparloo léeg-léeg yàlla moo koy dogal. yàlla mooy dogal léeg-léeg rek nga am koo xam ne da ngeen am affinité. affinité yooyu. dafay permettre pouvoir exécutif bi di mën a am mainmise ci pouvoir judiciaire bi. te loolu li koy mën a dindi mooy rupture totale boo xam institution yi rek ñoo ko mën dindi ñu régler waat ko comme ñun ni ñu koy proposer
teg Sénégal bu bees boo xam ne Sénégal bi ñu bëgg la Sénégal bi méngoo ak ñun li nga xam moom la ñu gëm te moom la ñuy dund saa su nekk ndax jubadi ak parparloo ak làq doom dóor doom loolu bokkul ci suñuy jikko Sénégal te loolu war nañ ko tegal keno bu koy mbaar. am na solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Daouda Fall Jambar membre fondateur du nouveau parti bi nga xamante ni docteur Abdourahmane Diouf mi nekkoon ci parti Rewmi moo koy lancé suba incha allah ci samedi gi fii si Ndakaaru naka noonu docteur Daouda Fall nekk gestionnaire de la logistique de formation agent administratif ca hôpital d'enfants bu nekk ca Diamniadio moo nekk tey suñ gan si émission Kennu Askan Wi. alors gis nañ Daouda Fall élection locale yi ñu ngi dugg si bu baax a baax ñu ngi koy xaar ñaar fekk fan ak ñaar si weeru janvier atum 2022 ndax ñu xuus bu baax ci wàllum politique gis nañ investiture yi coow yum indi si parti yi coalition yi jàppal bàyyi la nangam sangam ak frustration yu si am alors élection locale yi période bi nga xamante ni ñu ngi waaj a clôturer lépp lu jëm ci wàllum investiture yi yéen ñi ngeen ni saraax mën naa ko sax tudde loolu ngeen juuxu bu baax pour wane seen bopp maanaam daal yéen da ngeen bañ ñu fàtte leen moo tax ngeen choisir moment bi ndax lii du choix bu fortuit loolu mën nañ ko wax Daouda Fall lu tax ngeen choisir moment bi ba pare bëgg lancer seen parti docteur Abdourahmane Diouf lu tax mu def ko. waaw jàmbaar Abdourahmane Diouf am na loo xam ne dama koy maa ngi koy dégg nag boobu ba léegi naa ñun dañoo bëri pexe lii pexe la. waaw loolu yëpp daan si ñëw ak coalition yi nga xamante ni ba léegi waxagoo leen lu leer ndax ngeen di dem si coalition Benno Bokk Yaakaar wala ndax da ngeen di dem si Yewwi Askan Wi wala Wallu Sénégal wala tamit yeneen coalition yi fi nekk loolu dañ koy yaatal alors ma bàyyi la nga àddale si explication. pour nit ñi xam ne teguñu benn stratégie. te laluñu benn pexe mais xam nga si Daouda même fekkee ni laloo leen stratégie laloo leen pexe mais moment bi tombé moo waral ay gars non mais xam nga élection yi mais xam nga docteur Abdourahmane Diouf quand même mën nañu wax ni macha allah xam na bu baax politique nekkoon na si Idrissa Seck te jege woon na ko trop te ku ni Idrissa Seck xam ni vraiment moom tamit politique stratégie la si xam na ko bu baax moom jege ko mais lu tax mu choisir moment bi loolu il faut aussi nga nangu ko xam ni yéen da ngeen bañ ñu fàttaleel xaaral rek man lii rek la moment bi moom da ngeen bañ ñu fàttaleel moo tax daal ngeen di wane seen bopp li ma gën a jaax nag ci ñi way politique ñi nga xam dañuy def politique mooy oui saa ñu waxee rek nit ñi duñ jàpp ne li ñuy wax noonu lay demee te li ma wax nii moom moo am gis nga jàmbaar Abdourahmane bi mu ñëwee bi mu commencé di wax di feeñaat mois d'avril la woon mai man mi di wax ci moment boobu laa intégré ci la taxawee ñu jàpp ne war na dellusiwaat ñu xam ñëpp ne ko da nga war a dellusiwaat mu xalaat ñëw toog ne day dellusiwaat fii la toog juillet. oui jeudi du dimanche. ñu koy laaj. bañ ko laajee lu mu wax moom xamul woon ne élection législative dina am. élection locale dina am parce que kenn xamu ko woon kon mu ngi ci lal ay pexe mois d'avril mars lañ tàmbali woon teg DG plan. délégation au lancement du parti. DG plan yooyu mi ngi nekk 32 DG plan yoo xam ne dañ ko teg ngir mu nekk ay bànqaas yoo xam ne ku ci nekk am na pàcc boo xam yaa ko yore ngir waajal nu ñuy tëralee parti politique. DG plan yooyu am na ci boo xam ne moom lañ jox lancement parti bi. lancement officiel parti bi am bu ñu jox lancement au livre bi. am bu ñu jox yeneen ak yeneen yu ñu jox. kon ñooñu lañu bàyyi woon ñoom ñu xalaat ku ci nekk yaa xalaat moment bi opportun. ban date la ñuy jël. date bi moom. mu ñëw la ba tombé ci lii. date bi tombé na de. mais dañ ciy sant yàlla parce que au moins. da ngeen di wane seen bopp daal. pour wane ni Sénégalais yi dañ leen sóoraale. ñun ba ñu ci biir. ñun dañoo tàmbali. ku ne dañu woo invitation yi di jóge fu nekk. oui dëgg yàlla opposition bi ñu ngi leen di sant parce que ñun teel nañoo wax suñu couleur ñun opposition lañ bokk. mais opposition dafa am ay pàcc. léegi. am na ay pàcc. bëri na ay pàcc gis nañ fi ay coalition bëri na waaw Wallu Sénégal Yewwi Askan Wi ak yeneen. coalition jot nañu ay invitation yi ñuy jot. waaye jàmbaar dafa teel a wax boppam dafa ne ñun dañuy taxani. da ngeen di taxani. jàmbaar day taxani. dañuy taxani. oui. ba mun a am poids ñëpp xam ne ay nawle lañ ñu ànd ak nawle moom laa lay wax sànq ndaw ñi bu ñu nangu di. ànd ak nit ñi nii rek. waaw mais élection locale yi yéen ban taxawaay ngeen. taxawaay bi am waaw leer na. taxawaay bi la. taxawaay bi da ngeen di dem ànd ak yéen ay coalition wala yéen da ngeen demal seen bopp. élection locale yi ni ñu ciy taxawee nee na la bépp jàmbaar boo xam ne. da ngeen di taxaw di xaar gaa yi ñëw. pare judoowul de. mais oui da ngeen di taxaw di xaar gaa yi ñëw. bépp jàmbaar bu nekk si biir laa wax. si suñu langue. oui. bépp jàmbaar bu nekk suñu langue dañu ne
gox ba mu nekk bu gisee ne war na faa nekk maire na jóg yëkkati loxoom ne dafay nekk maire. mais docteur Abdourahmane Diouf. dafay nekk maire de Rufisque wala dafa bëgg nekk maire wala. waaw docteur Abdourahmane Diouf ma tàmbalee si moom. ok docteur Abdourahmane Diouf. oui. joxeegul information bu jëm ci loolu kon loolu. joxeegul information déedéet peut-être suba mu leeral ko askan bi. suba lépp lu ñu bëgg a xam ci docteur Abdourahmane Diouf dinañ ko xam. mais su weesoo docteur Abdourahmane Diouf. ci suñu jàmbaar yi. waaw suñu langue gi waaw langue politique bi yéen. ci élection locale yi seen jàmbaar yi. da ngeen di tas ci réew mi fu nekk. ngeen bëgg fa jël conseil municipal ak conseil départemental. boo defee de manière individuelle. nekkul couleuru parti bi moo jóg ne dafa bokk coalition sàngam wala coalition nangam waaye bépp jàmbaar bu am ambition ci gox bi mu nekk. bëgg fa nekk maire dañuy dem ne day nekk maire ci gox boobu ñun lu ñu am ci xam-xam. ak jàppale ñu jàppale ko ci. waaye nekkul ma bàyyi la nga daaneel foofu. waaye yow am nga ambition. waaye nekkul ma bàyyi la nga daaneel foofu waaye. waaye nekkul ne. parti bi moom moo déclaré ne dafay dem élection locale. mais yow am nga ambition pour jiite fenn ndax gis na ni jeunes yi. dañu sóobu bu baax ci élection locale yi. waaw man nag sama ambition moom. dama koy dugal ci ñi may àndal rek. ambition bi ma am. li ci njëkk mooy nekkul ma nekk maire bi wala ma ñàkk nekk maire bi. xam nga danay wax ndaw ñi saa su nekk dama leen koy wax. dama am expérience su ndaw. expérience bi ma am mooy li ma lay wax Sénégal réalité bi ñuy dund ñun Sénégal. dafa am na ñoo xam dama leen yàgg a woowee naan leen la jeunesse parallèle. la jeunesse parallèle mooy fi ma sooxee ko. man bi may nekk di am ay 16 ans yooyu. ci laa nekk ci lu ñu naan mouvement communautaire. ay jeunes yu am 16 ans 15 ans lañ. commencé seen gox di xool lu fa yàqu lu ñu fa mun defar ñu defar ko fa. 16 ans 15 ans lañ defoon de chaque année doon mobiliser lu tolloog million wala lu ko ëpp dem nañ ba taxawal suñu bopp bibliothèque boo xam gratuit la te lépp suñu xel ak suñu xalaatu bopp 16 ans 15 ans ba 17 ans lañ ko taxawale. may woo jeunes yi ne leen. bibliothèque foo leen ko taxawale woon fan exactement. lycée Canada bu Pikine. très bien. may wax jeunes yi ne leen soxlawul ngeen di dem ba nekk maire ngir mu ngeen am impact seen appartement li ngeen laaj li mu laaj mooy yéen ngeen jóg 15 ans doy na. 15 ans mun nga jóg am nga xarañ teef bu lay may ak pexe yoo xam ne nii lépp loo bëgg a def ci sa gox mën nga ko def da ngay tàmbalee li nga mën seetal mën nga ko 10 jeunes yuy ànd 15 ans 18 ans mën nañ def seetal seen koñ te duñ xaar kenn armeel yi nekk ci koñ bi mën nañ ko nettoyer te duñ xaar kenn daara yi nekk ci koñ bi mën nañ leen gérer ravitaillement bu ñu bëggee mu ñu wax leen pexe yi ñu koy defee ñu def ko foog ngay tàmbalee bala nga naan damay nekk maire wala du ma nekk maire donc man sama engagement yàgg na nekk te day continuer nekk lu ma munti nekk kon élection locale yi daal yéen daal yéen a ngi ci biir mais leeragu leen waxagu leen exactement ndax da ngeen di non dafa leer yéen coalition yi ànduñoo coalition ànduñoo benn fii ba élection locale yi fii ba élection locale yi doo leen changer seen position jàmbaar individuel bu nekk ci biir ku nekk ci biir nekk jàmbaar am ambition am na ñoo xam ne déclaré nañ ba pare déjà ci ay jàmbaar yi lañ bokk mais parti bi jëmmi parti bi moom àndul ak kenn dem élection loolu moo nekk position mais loolu est-ce que du métti si yéen tamit waaw dañuy taxaw ni jamono fu mu toll ñuy wax coalition ay jàmbaar lañ mais ngeen bëgg demal seen bopp loolu du yomb de si yéen jàmbaar yu jóg da ngeen di natt yéen seen poids da ngeen di natt seen poids ginnaaw ba Abdourahmane Diouf génne parti réew mi ngeen xool exactement Abdourahmane Diouf ak ñu mu àndal lan ngeen di représenter si réew mi loolu mooy liggéey bi liggéey bi warul nekk ñu ne dañuy def politique pour di lang ci ay nit wala di wut ay yoon bu gën a gaaw déedéet ñun li ñu wut ay raccourcis jóguñu pour loolu ascenseur gis nga ñun li ñu yëkkati ci Sénégal àpp ñu ko fii ak ñaari at ñetti at maam ñun dañoo jóg pour am impact réel ci dundinu askanu Sénégal mais su ma la déggee bu baax dafa mel ne yéen élection locale yi peut-être da ngeen siy dem nii rek mais seen objectif mooy présidentielle 2024 waaw fi mu ne nii nag du ma waaw mais su ma liiree entre les lignes Daouda Fall loolu nga bëgg wax waaye maanaam élection locale yi da ngeen siy dem nii rek di élection locale yi mais élection présidentielle 2024 Abdourahmane Diouf moo fas yéene nekk seen candidat fi mu ne nii ñi ngi liggéey pour xamale Sénégalais yëpp offre bi ñu leen di indil réalité yi ñu dund nan lañ koy tegee ay keno ba mu doxal réew mi bala ñuy wax présidentielle sama kenu bi la jël daal waaye sama kenu bi quoi keno dafa am solo dafa am solo de xam nga kenu am na waaw kenu lañuy xamul tax non maa lay laaj déemu ne la kenu kon kenu la am na xer am kenu xer bi dañ ciy wéer sàkket bi très bien kenu bi day yenoo maanaam lépp lu xew maanaam li nekk suñu biir réew ñu koy dundee si suñuy loi ak lépp keno yi ko war a yenu lu ñu war a xam la miin ko moom ko xam nga ñu ngi wax ci léeg-léeg nga dégg laïcité bi ñuy wax laïcité bi nga xam ne moom dañ koo doonu rek
léeg-léeg ma gis koo xam ne da koy défendre ci ñi nga xam ne ñoo ñooy ay way politique yi. di ko wax yoo xam ne nii daanaka ñi dëkk ci askan wi kilifa yi fi nekk lu leen métti lay doon xamul tax kenn ba nga xam ne moo yenu laïcité dañ ko moomul daa mel ni jiit mbaa mu mel ni jan mënoo ko jàppaloo kenn ba mu dëgër. très bien bu ñu bëggee samp lu dëgër dañuy jël li nga xam ne moom la ñu xam moom ko samp ci suñuy loi. très bien am république sénégalaise. alors Daouda Fall li ñuy dese si ay simili bëriwul. docteur Abdourahmane Diouf si livre bi nga xamante ni suba suy xamle parti bi dina profité waale. xamale askan bi livre bi téere bi nga xamante ni moom la jagleel wàllum démocratie mu insister bu baax. ci lépp lu jëm ci nouvelle république fii si Sénégal. mais si gàttal rek am na si ay pàcc yi nga xamante ni. moom Abdourahmane Diouf bind na ko ci livre bi. mu ni Sénégal ngay gis. nit ki ñu fal ko directeur général. te njiitu réew mi nga xamante ni moom moo ko nommé foofule. du xaar ay résultats dafay xaar li nga xamante ni moom la bëgg a dégg lu ko neex ci nit ki. alors loolu la maanaam politique moo tax muy fal ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ay postes de généraux. waa ni nga ko waxee mun na xaw a gën a kii. waaw dañ koy gën a defaral rek. waaw ni mu ko waxee moom mooy dafa mel ni léegi bu ñuy fal nit ñi faluñ la ci seen xam-xam ak seen compétence. du am expérience du am compétence du am dara. li tax ñu leen di fal mooy bokk gi ñu bokk ci ñun ànd ak ñun di xeex bi ñuy xeex. mais moom def ci yokku. que ni ci fal aussi du xaar résultat. mais ki nga xam ne xaarul ci yow compétence. xam-xam bi nga xam ne moom nga war a am ngir doxal kooku ban résultat la mun a xaar ci yow. mais lu tax ñu leen di nommer foofu nag. léegi nag loolu lañ lay wax. loolu moo war a dañ ne bépp bu ñu nga xam ne lañu bëgg a def mooy. bépp poste boo xam ne nii poste de responsabilité la. nga xam ne directeur général yi dañuy def appel yoolu yàgg nañ ko wax ñëpp wax nañ ko. dañuy def appel d'offre ñi nga xam ne ñoom ñoo soumissionné ñu xool ci gën a xariñ teg leen fa. xamuñu couleur bu ñu sol xamuñu lu ñu mel sénégalais la wala koo xam ne ku xam ne mën a liggéey ñu teg ko fa bu boobaa ci la ñuy dindi loolu yëpp waaye loolu ngir mu mën a am faaw ñu dugal ko ci suñu keno réew mi. lépp problème keno réew mi rek la. très bien alors am na si ñaari aspect yi nga xamante ni docteur Abdourahmane Diouf bind na ko si livre bi mooy lépp li nga xamante ni dafa jëm ci émancipation intellectuelle. lu tax mu wax loolu. waaw foofu li may wax mooy. Cheikh Anta Diop. booy xool tey jii ñi nga xam ne xam nañ docteur Abdourahmane Diop souvent dañ koy wax ne moom xam-xam bi nga xam ne moom la Cheikh Anta Diop doon wax di ko yee ci nit ñi moom la amee ndax Cheikh Anta Diop mun nga jàng li muy wax citation bi di ko tari mais doo ko tari da nga koy jëfee maanaam doo jàng Cheikh Anta Diop tari livre am yi da ngay jëfee lim la doon wax. très bien xam nga ñuy wax naan aptitude à l'innovation historique wala aptitude à l'inventivité maanaam ñun doomi Afrique doomi Sénégal yàgg nañu am capacité wu inventer li nga xam ne moom la ñu war a sukkandikoo ngir ñoñal suñu dund. ngir am naataange. dañu nelawloo fàtteloo ñu loolu. déedéet waaye. dañu nelawloo ni ñu jàngale la. parce que exemple bi ma ciy jël mooy. man xam naa xarañteef gi nga xam ne ndaw yi wax nga naa ne sànq jeunesse bi ma lay wax nii. oui damaa gis ñoom xarañteef te bu ñu demee ba université daanaka xarañteef boobu day dañ ci ñoom bu ñu paree du ñu mën a am seen kereel seen bopp situation yi ñuy liggéeyee. xanaa loolu moo tax docteur Abdourahmane Diouf seen jàmbaar bi mu ni c'est la conscience de soi. waaw loolu évoqué ko. waaw mooy dem ba xam ne. très bien dem ba xam ne yow seetlu nga. ndaxte ñun yemuñu ci ay cons dañoo seetlu xam bu baax. xam dund ko. xam ne ñun lépp loo xam ne nii soxla nañ ko. ngir suñu réew jëm kanam am nañ ko ci xam-xam am nañ ko ci ay jikko kon waruñu ko jéggaane fenn maanaam ñun am nañ loo xam ne mën nañ ci dund ba dundal génn Afrique dundal ñeneen ak ñeneen. te xam-xam bi xarañte bi lépp a ngi fi yeewu suñu bopp rek moom moo des. ñun ñëpp ñu yeewu suñu bopp am conscience ne mën nañ lii xam nañ ko. soxlawuñ kenn. pour def ko. très bien alors waaw ma bàyyi la nga daaneel foofu. waaw damay fàttali li mu waxoon bi mu ñëwee JDD rek ne am na président boo xam ne nii dafa président Sénégal bu dajee ak Pompidou ne ko yéen waa France romain yi empire romain bi mu ñëwee daf ngeen am 5 siècles d'assistance technique pour mën a demal seen bopp kon ñun au moins soxla nañ 100 ans d'assistance technique mais loolu mooy tekki lii rek 100 ans yoo xam da nga koy jël di nga sukkandiku ci assistance technique yeneen te yow xamoo ne mën nga def lépp. très bien alors Daouda Fall juste une dernière question ndax daanaka simili yi jeex na. parti réew mi nga nekkoon. musuma def politique. mosoo def politique. musuma dugg ci benn parti. te la nga gis ci docteur Abdourahmane Diouf. ok loolu laa lay wax sànq nag. askan bi da doon yónni parcours am
ak moom façon bu muy defee politique moom moo la si poussé. nga ni kii neex na liggéeyal xaar ma ànd ak moom ñu tamit defar Sénégal. parce que dañuy doo di gis. oui ci suñu seetlu bopp ñun dañuy doo di gis ne li ñuy wax ci askan wi di ko dund ñun ci ay jikko ay valeur de jikko yi ñuy wax Sénégal nag jeex na jeexul de exemple yi may joxe. bi ma jógee ne damay dugg man ci politique. damaa ñëw gis sama waajuru góor mu am lu ma wax sama yaay am lu ma wax sama sëriñ am lu ma wax sama sëriñ li ma ko waxee lu ma wax daf ne ma bu fekkante ne doo ci def lu araam. très bien baax na loolu rek la ma wax bàyyi temps tuuti pour ma assimiler loolu ndax loolu maa ngi ko jàpp ba léegi doo ci def lu araam baax na am na leen lu ma wax sama waajuru wu jigéen daf ne ma na nga am fitu wax dëgg fa mu nekk. sama waajuru góor dañ ne ma lépp looy def da nga koy def ak gëm-gëm. kon valeurs yooyu noonu mooy valeurs yi fi nekk. dafa am ñoo xam ñooy wax ñu leen di dégg am seen i jikko ñu jàpp ne valeurs yi amoon Sénégal daa commencé jeex wala jeex na. valeurs yi suñu yaay ak suñu waajur góor yi. ñu ngi koy dund ba léegi suñu sëriñ si ñu ngi koy dund. am na solo valeurs yooyu nag képp ku ñu gis ne am nga foo yegg di ko prôné ne moom la ñu war a sukkandiku pour defar république sénégalaise. du ñu xaar dañuy ñëw jàppale ndax ñun loolu mooy suñu gëm-gëm mooy suñu conviction. moo tax ñu ànd ak jàmbaar Abdourahmane Diouf ak jàmbaar. am na solo Daouda Fall man lay gërëm baax di la sant. ñu ngi lay gërëm di la sant. alors waaw ma fàttali nga fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi programme bi nga xamante ni programme suba la. ngeen si nar a ànd ak groupe E-Media Invest. ITV tamit nag fas yéene déetal mbokk téléspectateurs. waaw programme bi dina yaatu. ndaxte 15h la ba 19h ci lañ koy def. ci biir programme bi. place du souvenir. place du souvenir lañ koy def. donc dina ci présenter livre bi nga xam ne déjà débat yi bëri nañ. commencé nañu élever niveau débat yi. ñu ngi xalaat leneen léegi ci wàllu démocratie. bu ko defee dina ci présenter livre bi wax lan moo nekk ci biir livre bi ñetti livre la docteur bind. day génne par moment bu jot mu am lu mu génnee. te livre yooyu muy génne bu ko génnee daf ko teg pour Sénégalais ñëpp xool ñëpp def seen critique opposition pouvoir ñu def seen critique. Sénégalais yëpp def seen critique ñu day la ñetti critique gu livre yooyu yëpp génne ci li nga xam ne moo ci baaxul mu nekk programme bi nga xam ne moom la ñu fas yéene accompagner kon si suñu doxalin Sénégalais yëpp la ñu woo pour ñu teg suñu programme boo xam Sénégalais yëpp lay mën. très bien alors su weesoo livre bi tamit docteur Abdourahmane Diouf suba incha allah dafay lancer partem. waaw mooy langue politique gu bees rek. mooy suñu parti léegi boobu dañ koy teg tur bi génnagul. ndaxte bu bis ba dañu génne tur bi. incha allah comme li ñuy wax rek ñun ay africains lañ ay Sénégalais d'Afrique lañ. dañoo gëm africanité te gëm nañ ne li ñu mun a may doole en tant que sénégalais mooy ñun ñëpp ñu booloo ñi nekk ci sous-région bi sous-région bi yëpp jàppandoo ñu nekk benn Afrique ñu am doole yi nga xam amoon nañ ko ci jamonoy Égypte ba fii ñu toll nii. très bien sama réalisateur bi Ndiaga Seck am na benn photo Abdourahmane Diouf bu mu teg léegi ak yow mais da ngeen ñuroo sax xam naa ne du ñàkk sax tamit da ngeen ñuroo de xam nañ la ko wala. non comme photo bi nii yéen ñaar dafa mel da ngeen xaw a ñuroo ne si photo bi. pour wax rek de. oui. docteur Abdourahmane Diouf. ci diggante mois d'avril ak mars lañ xamante. mois d'avril ak bu ñu gisantee man ak moom daanaka ñaari yoon lay nekk. très bien donc à part ñuy jokkoo ci téléphone bi quoi. te li ci yéeme mooy ñu mel ni man ñoo bëri ci jàmbaar yi ñu musta def politique. ñoo si bëri ñii nekk ay dongo yu jóge ca daara yi ñëw. très bien ñii nekk ay marchand ambulant ñëw. ñii nekk ay intellectuel professeur d'université ay docteur. très bien lii moom mooy jàmbaar yi nga xam ne ñoo composé. xam naa ni yoon si beneen yoone ñu waxtaanee lépp lu jëm ci hôpital d'enfants bu Diamniadio. di nuyu. oui di nuyu sama benn xarit bu fa nekk Jémé. Pastef la bokk. oui nuyu sama benn xarit bu nekk chef de cabinet APR. foofu li ma fay wax pour ñu illustrer démocratie de concordance man ak ñoom dañuy waxtaan ñu may wax ay seede yu rafet ci sama leader. ma leen koy delloo. te ñoom noonu la ñuy toogee di ko waxtaanee. noonu la ñuy toogee di ko waxtaanee laa bëgg bu ñu nekkee ci plateau yi ñuy waxtaanee noonu ñu xam ne ñun xamante ne ci suuf. suñu dañuy demalante di diggalante bañ a nax benn xale. am na solo. xam naa ni moom hôpital d'enfants bu Diamniadio dama fay nuyu aussi sama professeur Ramatoulaye Diaguèye. xamante ni macha allah ku baax la di ko gërëm baax di ko sant moom tamit foofu la nekk. mbokk téléspectateurs yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant. di tamit remercier suñu réalisateur bi Ndiaga Seck moo nekkoon ci donc ci réalisation bi. ànd si wàllum son bi Aziz Thiandoum ci caméra yi Babacar Ndiaye ak Moussa Dia ñoo si nekkoon mbokk téléspectateurs yi ba beneen yoon jaa ngeen jëf.